docteur Assane Diop salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. yaa jiite syndicat bi ëmb pharmacien yi yëngu ci wàllu privé di liggéeyal seen bopp kon li sabab waxtaan bi nag mooy lañ doon xaar démb dogalub àtteeb coowal médicament yu di garab yu bon yi ñu gisoon ci Touba jàpp cay nit ci tribunal bu Diourbel lañ doon àtte dogalu àtte bi ñu ngi koy xaar le 4 décembre ñeenti fan ci weeru décembre kon yéen loola lu ngeen ci xam coowal faux médicament yooyu nga xam ne Touba la soxe ko dégg nañ avocat ñi nga xam ne ñoom lañ ci jàpp di maître Abdoulaye Babou yàgg naa wax ni ñi ñu jàpp dañ leen a yàpp rek waaye kàkkoo ji dëgg ñi nga xam ne ñoo ne ci ginnaaw mbir mooma ña nga biir Touba toog mel ni ñu kenn sañtalaal yéen lu ngeen ci xam. waaw jërëjëf Babacar ñu ngi lay nuyu di la sant di nuyu Mouhamed Ali Mouba di nuyu waa RFM yëpp dañuy kontaan tey di ñëw fii tey am possibilité wax ak askan wi si mbir mi nga xam ne mën naa ni sax du mbiru pharmacien yi mbiru santé publique la maanaam doomu aadama ji koy jëfandikoo liñ ci xam am nga loo ci wax mooy bu ñu jàppee ñaari camion yu mag yu def lu toll ci lu ñu estimé 1,4 milliard médicaments ñu jàpp benn nit te bi ñu jàppee camion bi gis nañ fa colis yi nga xam ne bu ne bind nañ ci turu kenn mais kenn ki rek la ñu jàpp dëgg la dossier bi mi ngi justice duñ ci mën a sore mais sunu xalaat ci loolu mooy enquête bi mënoon da dem ba daanaka ñëpp ñi nga xam ne seen loxo laale na si wala boog ñi si ëpp ñu fexe ba yoon tegu seen kaw. yan nga njort ni ñoo nekk ci gannaaw yooyu ñooñu. waaw xam nga ni dina jafe nga ni diw la wala ñii la waaye ñi ni njort mooy ñi nga xam ne dana jàpp ni garab. ak fu nu mu mënta mel li si am solo mooy jaayal rek am xaalis li tax nag mu naqadi xeex te ñenn ñi tamit buñ ci demee xaw dellu ginnaaw dañ jàpp ne ay kilifa ñoo nekk ci ginnaaw wala bokk lobby bu am doole am xaalis am alal wala yaakaar ne kilifa diine yi wala yeneen kilifa aada wala même politique yi war na leen mën a jàppale wala nëbbal leen ba ñu eggale maanaam su ma mënee tontu question bi daal ñi nekk ci ginnaaw du ma tudd kenn mais xam naa ne kilifa aada mi ngi ci kilifa diine ngi ci borom alal ngi ci yenn saa sax mën naa ne politique yi aussi ñu ngi leen di jàppale. loolu moom dina sotteem bu fekkente ni ay nit a ngi def naka sudul noonu kenn sañ leen laal ñuy dugal lu ci mel ni ay garab yu bon ci dëkk bi nit ñi di ko jëfandikoo muy lor askan wi. waaw ñun jàpp nañ dina sotti ndax tey jii xeex bi na yemul Sénégal rek. monde bi yëpp ñoo jóg pour xeex garab yu bon parce que bu njëkk li ñu daan wax mooy exercice illégal de la pharmacie maanaam kii mi ngi yëngatu si jaay garab te waru si yëngatu waaye tey affaire bi dafa romb foofu ndax monde bi yëpp conseil de l'Europe ñëpp ñoo ànd ne lii waxatuñu rek jaay garab te waroo ko jaay wala joxe garab te waroo ko joxe dafa doon li nga xam ne day lor doomu aadama yi te dafay yokk bis bu nekk mu gën a yokk ba tax na tey lu ku mel na Interpol chaque année dafay organiser ci monde bi yëpp ay opération pour que fépp fu garab bu bon nekk te ay nit aussi di ci yëngatu ñu nangu jël garab bi détruire leen maanaam taal leen yàq leen képp ku ci yëngatu tamit ñu teg la daan yi ci war ñu nag ñu jàpp ne Sénégal mënul nekk ci monde bi signé ay convention yu bari ba pare nag ni man duma ci bokk dina ci bokk te ñun aussi syndicat des pharmaciens privés ak bépp pharmacien bu ne Sénégal ñu ngi ciy góorgóorlu teg ay jéego pour que Sénégal signé na convention boobu ñuy tuddee convention Médicrim waaye gannaaw signé bi tamit mu fexe ba ratifié ko. mais ci wàllu woowu lu jaaxal nit ñi mooy par exemple ñaari camion des milliards de francs CFA fan lay jaar ci port bi lay jaar ci frontières yi terrestres yi fan la y a la douane qui est là y a la gendarmerie y a la police. waaw loolu la ñuy méttitlu ndax suuf si lay jaar waaye dañuy fàttali tey ni garab buy dugg Sénégal bu jaaree yoon rek doo jaar ci suuf si aéroport nga jaar wala port douane def li mu war wax waa direction de la pharmacie ñu valider ko buñ ko valider maanaam ni garab yi dëgg la am nañ fi war na leen fi jaay ñi leen commandé war nañ ko commandé mu soogay dugg waaye contrebande la mooy ni nga ko waxee Mohamed jàpp nañ ne foofu tamit douane xaw na fa lajj parce que ñaari camion yu toll noonu bu ñu rombee ni ay ngooñ la ñu yàpp wala boog ay cox rek ñu jàpp ni cox la
ndekete garab yaa ngi ci biir bu fekkee sunu système de contrôle bi mënul contrôler loolu ñun daf ñuy jaaxal. ñoom lan la ñu wax ci loolu waa douane. waa douane malheureusement ak ñun pharmaciens yi daanaka du ma ni jokkoowuñu mais jot ñu si am lu ñu leer ñoom daal li ñu si mën a am si information mooy bi ñuy jàllee frontière bi leen déclaré ne ay son de blé maanaam cox la ñu yor te ay aussi amoon na ay saaku cox dëgg la ci kaw loolu moo tax ñoo loon déclaré douane fay li ñu war a fay douane bàyyi leen ñu jàll ñun information. douane yàgg naa jàpp lu gën a compliqué loolu. waaw loolu ànd naa ci. loolu ñun ànd nañ ci moo tax tamit bi affaire bi amee tamit ñu mettit lu ko jàpp ne douane war na mën a quand même douane war na mën a. gën a xarañ am na moyen ñun xam na ne am na ko gën a xarañ mais aussi gën a yokk dooleem ci contrôle. liñ bëgg xam garab yu baaxul la wala dafa doon fraude rek baax na waaye ni mu duggee moo jaaduwul. déedéet garab moom dafa am définition bu leer kooku dëkk yëpp a ko bokk garab bu baax mooy ban buñ jëlee Sénégal mais garab bi nga xam ne am na autorisation c'est-à-dire balaa ki koy defar wala ki fi bëgg dugal di ko def. dafay dem direction de la pharmacie ñu jox ko autorisation suñu importé aussi ba mu egsi ba douane contrôlé day demaat joxaat information bi direction de la pharmacie mu ni garab bi kat ñun ñoo ko autorisé bépp garab bu jaarul ci système boobu rek ñun day jàpp ne garab bu baaxul la mais pour ci cas bi ñu intéressé garab bi à 100% garab yu baaxul la Guinée lañ jóge kenn xamul ku leen defar kenn xamul nu leen defare même échantillon yi ñu jëloon jox ko expert muy laboratoire national de contrôle des médicaments bi mu indee résultats yi dafa clair ni ci conclusion wam yi que ni garab yi ak garab yu baaxul la li ñu déclaré moo ci nekk ci. ndax am ngeen une idée de l'organisation par exemple ñooñu dañu jël garab yooyu di ko indi ci marché national bi wala naka lañ koy jaayee am na benn zone boo xamante ni peut-être c'est Touba seulement lañ koy jaay wala c'est tout le Sénégal. mën nañ ne c'est tout le Sénégal mooy lépp lu ñu tuddee ñun circuit illicite ñu ngi koy jaay biir Touba ñu ngi koy jaay Kër Serigne bi ñu ngi koy jaay borom taabal yi ñu ngi koy jaay ci marché yi. li ñu mën a dalal xelu sénégalais mooy pharmacie moom bu régulière c'est-à-dire foo ñëw gis fa pharmacie Sénégal am docteur garab yooyu kenn mënu ko fa jaay parce que système bi pharmacie di approvisionné ak système boobu dafa wuute. ñooñu nag bu ñu dugal see parce que tey tamit dañuy nangu wax ne li xew Touba. kenn mënu ko comprendre maanaam man jànguma pharmacie xawma luy garab ma ubbi sama magasin rek bind ci pharmacie genre garab yooyu heure fu may am ma koy am di ko jox population bi mu leen di lor te ñu toog di seetaan. ndax def nañ ay xayma wala am ngeen lu leer ci loraange gi dayoo gi mu toll ci réew mi ci garab yi bon yi ñuy jaay ci dëkk bi ak ñi muy xëy na sax dem ba jël seen bakkan. waaw amuñu xëy na dafa ñu étude bi nga xam ne dina tax ñun am nañ ci lu leer a leer wala boog ñu mën ni lii la toll mais tey xam nañ ne garab yooyu ñu ngi lor maanaam ñu ngi yokk lii lu mel ne insuffisance rénale wala ñu koy indi ñu mën nañu indi résistance aux antibiotiques maanaam garab bi nga war a jël tey mu faj la rey benn doomu jàngoro bu ne sa yaram genre garab yi bon yooyu dina tax ba yenn garab yi bu ñu ko jëfandikoo tey dootuñ kii maanaam mën nañ dem sax. dootu am njëriñ voilà. am na tamit yi nga xam ne dafay lay lor yàq sa estomac wala yàq sa foie parce que garab yu bon yi li ci gën doy waar du simplement que amul principe actif maanaam liy faj wala li si nekk liy faj baaxul mais yenn saa yi li muy àndal parce que garab di àndal li ñuy wax excipient boobu mooy ànd ak doomu kii bi boo gisee garab ñun la 5 milligrammes. te comprimé bi toll nii li si nekk yëpp mooy excipient yooyu yenn saa yi dem nañ bëgg si mercure nga xam ne ñëpp xam nañ day joxe cancer am na étude yu ñu def tamit fexe gis yi nga xam ne daanaka ay poudre la yuy rey nañ koy tuddee posonu janax yooyu yëpp gis nañ ko ci biir parce que ki koy defar moom loolu yëpp intéressé wu ko ci moom na defar lu niroog doom wax ni lii lay faj nit ki jëriñoo ko fekk xaalisam. mais des fois aussi dañuy recycler garab yooyu seen pharmacie waaw dañ koy wax mais kenn mënu indi preuve bi même ñun syndicat et ordre des pharmaciens ñu ngi ciy gëstu boobu ba léegi mais preuve amul am na nag lu am trafic kooku fépp daanaka du métier de plan. naka lay demee. ni muy demee ma jël un exemple maa ngi nekk ci benn IPM wala benn assurance wala ma ñëw parce que ñu koy dem ñu si ëpp garab yi doo ko jënd da ngay am couverture sanitaire nga ñëw pharmacie wala am ordonnance jël pharmacie jël fa ay garab wëlbatiku dem. mën naa tudd exemple Kër Serigne bi ordonnance buy 15000 ñu fay la 10 000 nga def sa poche
mais kooku du yëfu pharmacien bi parce que pharmacien bi dem ko sëñ bi demande moins cher amul ko benn intérêt pharmacien bi tàggat nañ ko tàggat bi nga xam ne ak waat ba mu waat bi muy génn yenn ni amul du ko def parce que amul ko njëriñ amul lu njëriñ askan bi. gis nañ ni jaayum garab ci boutique ak ci taabal sax mi ngi wàññeeku xëy na dañoogul carrément waaye kër sëriñ bi di bërëb boobu nekk ci Ndakaaru yaa ngi koy tudd léegi booba itam ay jamono at yéen weesu kilifa yi jëmoon ci sàkk pexe sottiwul foofa itam amuleen ci benn yaakaar noonu lay demee ñuy dem di fa jaay di fa trafiquer ay médicaments di fa jaay garab ci noonu rek. xam nañ ci yaakaar xanaa day yéex rek ndax ren ji Interpol bi ma doon tudd léegi ni at bu nekk. dina organiser opération dem nañ fa ren di jàpp fa garab yi ñu fa fekk yëpp te di dellu siwaat di wax ne garab yi ñu fa jàpp 90% maanaam téeméer yooyu jël juróom-ñeenti fukki garab yu baaxul la parce que bi ñu ko jàppee pare dañ ko yóbbuwaat laboratoire ay échantillon xool comme chaque année Interpol wax Sénégal jàpp leen ñun yaakaar nañ ni bu ñu eggalee nii te ñun tamit syndicat dañu am intention fexe ba Sénégal ratifier li ñuy wax la convention Médicrime bu Sénégal ratifier convention Médicrime ki indi garab bu bon ki koy denc ki koy def si otoom di ko yóbbu ki koy jaay day mel na tey jii ku ray nit parce que wax naa ko sànq ay sanctions administratives rek moo daan am maanaam gis nañ kuy jaay garab ñu ne exercice illégal de la pharmacie 500 000 2 ans ñu ngi tëj kaso 2 ans mais ki am milliard boo ko tëjee kaso ñaari at ni ko fayal 5 millions su bu génnee da ciy delluwaat léegi nag convention bi li mu indi lu bees mooy déjà dëkk yu bari ñoo ko bokk waaye tamit dañuy criminaliser maanaam parce que tamit loolu tamit mooy dëgg bi kiy jox nit garab bon mu jëfandikoo ko mi ngi koy lor comme mi ngi koy lor te mën a dem tam ba rey ko état yëpp d'accord que ne tey jii dañuy dem vers la criminalisation. waaw Alimou dama bëggoon laaj ba xam nit ñi itam boo leen indilee garab bu ñu furoot dañ koy jënd est-ce que nekkul garab moo seer Sénégal moo yóbbee itam nit ñi loola fii kuñ fi bindal ordonnance la nga njëkk a laaj mooy ñaata lay jar. waaw est-ce que nekkul pharmacie itam garab yi dañoo seer. waaw loolu dëgg la mais bu ñu seetee si fukki at yi passé garab wàññeeku na bu baax waaye balaa may ci sore dama bëgg ñu xam ne garab du pharmacien mooy fixer prix état à par le biais du ministère de la santé mooy fixer prix garab pharmacien bi garab bi dañ koy wax am na autorisation teg ko sa pharmacie ku ko soxla nga jox ko ni mu ko waree waaye lii nga koy jaayee. mais war ngeen wuti ay générique moo gën a yomb non. waaw générique am na ci pharmacie tey jii ku am 100 francs am na ñetti garab peut-être pour bañ publicité moo tax sañu ma leen tudd 100 francs la plaquette bi di jar am na plaquette 200 am na dem nañu ba mooy xeetu paracétamol yeeg. waaw paracétamol ibuprofène. yooyu yëpp garabu saan yi. mebendazole albendazole yooyu tey jii bu amee fanweer ñeent fukk juróom fukk même garabu soj. juróom fukk mais nee itam yéen du ngeen jaay pire bi ndax paracétamolu États-Unis moo gën a dëgër fop gën a baax gën a efficace que paracétamolu ñaari télé wala waagu ñaay. waaw xam nga li ma loon wax sànq la ñuy dellu si waat du ñun ñooy tànn bi ñuy jaay laboratoire bi defar garab moo naan sama garab bëgg naa ko jaay. mais justement laboratoire yi bu dee bitim réew lañ nekk garab yi ñuy jaay Afrique. mooy gën a moins efficace que yi ñuy jaay Europe mbaa États-Unis loolu dëgg la. du dëgg loolu gis-gis la rek mais du dëgg. parce que am na ñoo xam ne seen i garab ñoom gannaaw dañuy dose yi am fii ci sunuy garab baaxut dañuy commander seen i garab bitim réew faf. waaw am na dañ koy wax rek mais li ma doon wax sax am na laboratoire de contrôle des médicaments dañuy saytu yooyu yëpp maanaam garab bi sax balaa ñu koy commencé jaay Sénégal daañu ko saytu. mais bu ñu ko xasee jaay tamit yenn saa ñu def ay échantillon ñëw benn pharmacie ñaar ñett jël fa ay garab yóbbu ko tamit saytu ko li am ba am mooy dëgg la garab yi bu yombee trop xëy na am na lu ñuy wàññi si excipient yi wala qualité boîte bi wala yooyu mais li nga xam ne mooy faj dañ tudde ko principe actif loolu boo déclaré ni 500 milligrammes moo ci nekk foo mënta dem ci àdduna bi même quantité boobu moo ci nekk. mais est-ce que la meilleure solution mooy nekkul tey jii ngeen xool naka ngeen di booloo pour peut-être indi fii yeneen laboratoire yi travailler dans la sous-région pour am ay laboratoire yu am doole yi installé wu peut-être dans la sous-région pour mën a wàññi garab yi. waaw kay loolu ngay wax ni mu am solo mais loolu du yëfu pharmacien yi rek yëfu état la état yi nga xam ne yëpp fexe nañu ba seen réew ñu développé defar garab. état bi mooy jël initiative yi créer maanaam fexe ba ku ñëw di defar garab tey mu yomb wala soo ko defaree tamit du cher trop su ma nee la tey defar garab Sénégal boo paree mooy gën a cher fuuf garab bi nga jënde Asie fuuf ba tax na soo defaree Sénégal sa garab ba pare
te tëjuñu frontières yi maanaam ndewuñu ki defar garab tey te loolu sax lu am la mais te bareegul noonu bu ma nee ñi defar garab Sénégal rek ñu am droit jaay bi bu Sénégal soxlaa si ñoom lay jëkk jënde dina yomb mais soo defaree garab mu dikkale juróomi dërëm nga jëlee ko Asie mu ñëw dikkale ñetti dërëm wala ñaar dërëm boo koy jaay tamit xëy na ki nekk Sénégal di defar bu yàggee mu sonal ko. mais ku wax lii itam wax la ca des yéen pharmacie yu normal yi. yéen ñii kaas faux médicaments yeeg fraude bi. kenn du yéen itam ndax seen pharmacie boo ci duggee tàngoor la nga cay fekk loolu baaxul ci garab gars ñi dañuy bañ a taal ay climatiseur di yaxanal courant. tàngoor yi ci biir pharmacie yi itam bokk na ci li yàq médicaments yi am déet. waaw bu fekkee ne boo jëlee téeméeri pharmacie fanweer yi noonu la mel sax ñu mën a wax mais defe naa ne. biir Dakar tey boo jëloon téeméeri pharmacie xëy na ñaari ñett yi dina tàng loolu moom duñ koy nangu. déet loolu moom dina naqaree gëm pharmacie boo dugg daanaka daal fii ci tund yi ak ci biir région yi tàngoor ba ak garab yi moom wax dëgg yàlla jar na est-ce que du ngeen jéem a waxtaan seen biir itam jéem a saafara loolu. waaw kay jërëjëf ñu ngi ci waxtaan ba élaborer nañu même benn guide des bonnes pratiques maanaam fexe ba pharmacie yëpp nekk aux normes. dem ci profito di gërëm sunu collègue bi docteur Mouhamadou Sow ndax mi ngi ci liggéey bu am solo ñu ngi former pharmaciens yëpp actuellement si loolu fexe ba am na ay guide de bonne pratique si bonne pratique yooyu loolu si la bokk mu fexe ba température bi bañ a dépasser température boobu mais du mbirum yaxanal xam nga pharmacie tamit dafa am benn côté bu am solo mooy côté financier bi pharmacien bi entrepreneur la. justement ci loolu sax ñi bëri nee nañ léegi ay commerçant ngeen da ngeen di ay recruter ay nit ñoo xamante ni peut-être ci lu bëri dañ leen di jëlee nii comme ça. ñuy jaay garab du ñu xam exactement liggéey bi naka la mel. waaw am na loolu tamit lu am la mais bëriwul ni ñu koy waxee parce que tamit nañ nangu ne Sénégal pharmacie profession bu taxaw la te le néew na nit dugg pharmacie jël génne fa ak lu lay lor ba tax na xëy na c'est vrai. te loolu lépp ñu ci bonne pratique ñu ngi léegi définir vendeur ban diplôme la war a am ban formation la war a am mais bu njëkk quand même taxi yi waxul woon vendeur day mel ni. léegi yéen a ngi ci ba ay test di test ay diabète ak ñoom seen loolu ci seen liggéey la bokk léegi da ngay gis ku bëgg a xool yaramam ne xaar ma dem pharmacie seet sama tension wala sama suukar. waaw loolu dañ koy def pour accompagner maanaam ki nga xam ne xam nga tey test yooyu ngay tudd léegi ni day nekk këram di ko defal boppam xëy na ni mu koy defee du gën su paree fu muy sànni aiguille bi deret boobu di génn nu mu koy def pharmacie dañ koy def pour accompagner man damay wax toujours en tant que président syndicat que defuñu des diagnostics dañuy orienter c'est-à-dire ku ñëw ñu xool laaj li ñu la war laaj yëpp bu dee tension la nga noppal ni nga war noppaloo ñu seet ni ñu ko war a seete xool appareil bi ñuy utiliser ndax nekk na norme lu ñu mënta am tam dañ lay orienter ci docteur waaye bu fekkee ni tey jii loolu def nañ ko ba mu réussir defe naa njëriñ santé publique bi la ku am diabète agent de santé di la contrôler di la expliquer lu am solo la pour man ak tension léegi nag fi ma àndeeg yow mooy est-ce que tey ma am benn machine sama pharmacie su ma duggee sama loxo génnee ma ne kon defal na ma analyse wala defal na ma bilan loolu mu problème ko question la. ñun pharmacien xam nañu loolu du bilan. loolu du bilan. bilan hôpital lañ koy defee. bilan hôpital lañ koy defee laboratoire moo koy def. médecin moo koy demandé. li ñu mujjee mooy coowal faux médicament Touba ya nga xam ni ñeneen ca gannaaw dëgg yoon waxul ci ñoom jàpp leen est-ce que yéen tamit du ngeen dem wax ak xam nga Touba daa am kilifa daa am ndigal. est-ce que du ngeen sol seen daal dem gis kilifa dëkk ba xalif bi yeggee ko li nga xam ne mooy loraange gi faux médicament yi dugg Touba di def ci réew mi. def nañ ko ba tàyyi loolu ngay wax noonu dem nañu ba tàyyi wax ak xalif yi fi jot a jaar yëpp mais nag li fi nekk mooy yenn saa yi dañuy jàpp ne ñoom ni ñu njabootee pharmaciens yi lañ njabootee dépositaires yi waxtaan boobu nag xëy na du waxtaanu rajo mais ñu ngi ci xalaat te bu ñu bëggee bu ñu demaat bu ñu dem ñun rek dañuy ànd ak kilifa di ànd ak kilifa yi ñu war àndal yëpp. pour que bu ñu demee waxtaan bi mën a egg fi mu war a egg. Docteur Assane Diop président syndicat pharmacien privé yu Sénégal jaajëf.